Téléspectateurs, bonjour. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de vous présenter, comme on l'avait annoncé à travers notre plateforme Samy TV, l'édition spéciale sur les inondations à Rufisque. Aujourd'hui, nous allons débattre des causes, conséquences et solutions des inondations à Rufisque. mbokk yi xarit yi ñu am mbégte kontaan te jàkkaarloog suñu mbokk téléspectateurs yi fii ci Tëngéej tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy mbënd mi lan mooy cause bi mooy li ko waral lan mooy conséquences yi li mu mën a jur ak lan mooy jafe-jafe yi muy solution lan mooy solution yi mooy maanaam li ko mën a saafara tey nag ñu ànd ceeg ay doomi Tëngéej parce que ku ci nekk sa casquette dama koy tegee wet bu ko defee ñu daal di waxtaanee li nga xamante ne mooy causes yi conséquences yi ak solution yi ñu proposé ñu ay solution tey jii may dalal kilifa ci yaakaar naa Tëngéej kenn dootu ko présenté muy Mbadioba Seck yaakaar naa il a pris part à pas mal de combats ici à Rufisque Mbadioba ñoo ngi lay char di la kontaane am mbégte kontaante di la dalal fii ci suñu plateau spécial édition inondation à Rufisque cause conséquences et solution Mbadioba tey noo gisee mbir mi laata ñu la dalal. asalaamaaleykum mbokku Tëngéej maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen baalu àq di leen baal àq ci période bi nga xamante ni moom lañ toll nii di massawu coono ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi dund mbënd mi ak coono bi ñuy dund di tàmbali par nuyoo di wax ni di jéggaluwaat ndax dafa am bi may ñëw léegi dañ ma woo tàgge ma sam benn papa Matar Ndiaye bu Dar Salaam papa Mamadou Cissé Ndiaye donc ñu war ko enterré léegi à 5 heures ñuy di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge di massawu njaboot yëpp di massawu waat léegi di wax ne El Hadj question bi nga wax dafa nekk question bu am solo tey inondation yi lan mooy cause tey bu fekkee ne dañuy dugg vif ci sujet bi ba fa nekk loo xamante ni cause bi dafay am ay responsabilités yoo xamante ni moom la ñuy situer ba noppi tey en commençant par la responsabilité de l'État la responsabilité des collectivités locales mais aussi la responsabilité des populations tey loolu lépp dafa bokk ci cause bi ñoom ñëpp ku nekk am na loo ci waroon a def defoo ko état bi am na lu mu waroon a def parce que tey boo ñëwee dëkk bu mel ni Tëngéej dafa am ñaari dëkkuwaay yu fi am benn dëkkuwaay bi mooy dëkkuwaay yi nga xamante ni mooy dëkkuwaayu aada yi benn bi mooy dëkkuwaay yu moderne yi dëkkuwaayu aada yi mooy boo jëlee lu mel ni Jokkul lu mel ni Bargny parce que si on parle de Samy TV dañuy développer plus que la ville de Rufisque mais dañuy dem si département bi yëpp dëkk bu mel ni Bargny bu mel ni Yène bu mel ni Jokkul bu mel ni Thiawlène ay dëkkuwaay yu yàggu la ay dàngu ak yu léegi balaa ñoo ñëw ci dëkkuwaay yooyu donc gannaaw bi nga dalalee biñ la dalalee ba pare dama leen di wax ni aussi tamit nous avons un doyen moom mi nga xamante ne aussi à Rufisque il n'est plus à présenter sëñ bi Laxat ñoo ngi lay caat di la kontaane di la dalal ci suñu plateau ci Samy TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah El Hadj maa ngi lay nuyu di la ziar di la remercier si invitation bi di nuyu sama xarit sama kóllëre Mbadioba Seck comme ni nga ko waxee c'est pas quelqu'un ba nga xamante ne dinañ ko présenter au niveau de Rufisque. di wax asalaamaaleykum waa Tëngéej di leen nuyu di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru tedd yi ñu jógee muy weeru Tamxarit donc mbir nag dafa xew lan la mooy inondation yi au niveau de Rufisque ci loolu nga ñu interpellé comme doomu Tëngéej ñu war a ñëw wax ci li nga xamante ne moom moo si sunu xalaat parce que tey jii boo xoolee cause yi li ko waral bari na te nga gis ne kenn ku si ne wala boog ñi si ëpp ñu ngi toog di seetaan ci kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ ne ñoo ŋànk Tëngéej te tey jii boo xoolee quartier yu bari yoo xamante ne daawuñu inondé tey jii ñoo inondé. ayca yow nga nekk ci quartier bu ci mel ni ci commune bu ci boo xamante ne bu mel ni Rufisque Est tey jii ndax mën nga ñëw wax à Rufisque Est lan mooy réellement cause inondation yi. cause inondation yi particulièrement à Rufisque Est bokk na ci fi may commencer ndax ñooñu fi mu nekk ñoo gën a sonn ci mbënd mi à Rufisque mooy waa Colobane 1 bii nga xamante ne moo nekk ci course bi te jegeñ raay bi lool ñoom seen principal problème moom mooy travaux terre bi nga xamante ne moom la ñu def foofu créer fa ay mur def benn pont bu jóge ci biir course bi
wàcc si ville bi au niveau de la supérette tey jii foofu dafa amoon ab canal ba nga xamante ni canal la boo xam ne saa bu ndox yi ñëwaan donc foofu lay romb jàll dem géej. lan mooy cause bi réellement tey jii canal googu bi ñuy defar pont bi dañ ko fatt. kon loolu mooy cause inondation bi ñoom seen principal cause Colobane loolu la dañu fatt canal bi. donc man mënuma comprendre nga ñëw di def infrastructure yu mel noonu ci dayo nga ñëw fekk ay population riveraine ay population locale yu dëkk foofu mais ingénieurs yi bu ñu ñëwee mais la moindre des choses xaw ma def nañ ko xaw ma defuñu ko mais mooy interpeller les populations locales ñoom fu ndox di aw xam nañ ko et puis yow yaa ngi ñëw liggéey gis nga ne fii canal la fi amoon mais ngal la del fa canal ga. J'ai interpellé le premier vice-président du conseil de quartier bi nekk foofu parce que man dem naa fa personnellement ak sama équipe. def ay état des lieux. bi ma ñëwee def ne ma bi ñu fattee canal bi mais dañ interpellé ñi nga xamante ne ñoo yor les travaux qu'est-ce qu'ils leur ont dit que ni non duñ fi demaat mukk te defaraatuñu leen fi canal bu bees boo xamante ne dañ leen koy tëjal. alors tey ji liggéey nañ ba dem te tëjuñu voici le problème. d'accord déjà yow démb si guddi. Minuit moins maa ngi sama kër ils m'ont interpellé parce que semaine dernière le mouvement conscience citoyenne dafa jënd moto pompe dem yóbbul leen. ok ne leen ñoo leen di approvisionné en carburant. démb ba 1h du matin ñoom ña ngay ngacc ils m'ont appelé vers minuit moins pour me parler de défaut de carburant. d'accord si guddi gi laa oo le trésorier. nekkoon nag dëkk sa gaaw ñu jëndi carburant ñu bañ a fanaan ci ñu ñëwaat ci ki nga xamante ne mooy suñu beneen invité bi muy Madioba Seck grand Madioba yow da nga nekk ci benn commune boo xamante ne fii ci Tëngéej la commune bi mu nekk ci zone boo xamante ne day inondé tey jii mu am mbënd bu méttee métti ñoo ngi profité au passage di jaale ki nga xamante ne mooy le héros de la Croix-Rouge nekk jeune boo xamante ne Rufisque la dëkk ñàkk ci bakkanam nga xamante ne da doon sauver la vie en perdant la vie ñu ngi massawu askanam ñu ngi maskaru Tëngéej yëpp xam nañ ni c'est un frère qui est parti mais conditions yu mu demee rek moom la ñuy wax ne c'est un héros et nous sommes conscients que Dieu dans sa grandeur et sa miséricorde lui accordera le paradis céleste parce que nit kuy dimbali doomu aadama ba ñàkk ci sa bakkan yaakaar naa loolu yàlla dañ la ci indil li nga xamante ne mooy tawféex Madioba loolu nan nga koy jàngate. non dëgg la di mu doon lu metti loo xamante ni un jeune boo xamante ni mu ngi soog a dugg ci àdduna bi demee si circonstances yi dafa doon circonstances yu metti bi masawu njabootam di jéggaluwaale sama frère Laxaat bi mooy présenté wu sànq mooy loolu mais sànq da nga ma am loo xamante ni da nga ma ko posé woon muy cause inondation cause yi laa bëgg nga ñëwal parce que cause yi dafa am il faut bala ngaa wax cause yi nga wax les responsabilités n'est-ce pas. kon dañuy bàyyi cause non cause yi si laa jëm. mais nañu wax ci responsabilité moom laay wax parce que boo nee cause yi. am na lu ko indi. tey boo ñëwee dëkk bu mel ni Tëngéej mu bokkoon ci 4 communes yi am ay dëkkuwaay yu fi nekkoon. kenn assainir mu ko am dëkkuwaay yu bees yu ñu assainir. tey booy xool dëkkuwaay yi nga xamante ni ñoo jiitu géej gi mooy avancé seen kaw. mais ñi nga xamante ni ñoom lañ mujjee teg ñoom ñooy inondé lu tax. cause boobu la responsabilité à qui parce que lan il ne faut pas être fataliste lu ñëw ñu ne yàlla moo ko dogal. déedéet tey boo demee Cyprès ni mu mel. boo demee si yenn quartier yi nga xamante ni démb HLM ni mu mel ak ndox. dégg naa Cyprès démb gaal ngay teg sax yéeg ci pour mu dem donc mu doon situation boo xamante ni buñ ko waxee mais nan la ñu mën a tey jamono bii ñu toll assainissement yi commune bi est-ce que am nañ doole assainir kan responsabilité boobu kan la état bi la. état bi daf non waxuma dama ne. da nga may déglu bu baax El Hadj moo wax la dama ne la dafa am responsabilité état. am responsabilité commune am responsabilité population. kon ñett yëpp. ñëpp ku nekk am nga si waar moo si war a def te defoo ko. waaw kay tey état bi bu fekkee. non delluwaatal ma ci responsabilité. parce que dañoo bëgg mu leer. non loolu laa la njëkk a wax dama ne la responsabilité est partagée du fait que l'état dëkkuwaay yu njëkk yi ni mu waroon a moderniser loolu defu ko dëkkuwaay yu bees yi tey buñ la waree jox ay autorisation pour nga tabax wala ñu war a assainir wala ñuy dagg ay terrain yi di jaay duñ ko xalaat Tëngéej ba mu daj benn tali baaxul Tëngéej ba mu daj amul fu ndox mi di jaar terre bi ñëw rey ni ñun ñëpp donc loolu c'est la responsabilité de l'état tey ñi nga xamante ni ñooy collectivités locales yi maire yi fi nekk yëpp
yan plan la ñuy def nan la ñu mën a def ñoom ñooy def jox autorisation de construire ñooy xool est-ce que lotissé nañ est-ce que lotissé wuñ loolu est-ce que ñoom ñu ngi koy def tey population yi pré hivernal setal yi ñu daan def ak yooyu est-ce que ñu ngi koy def donc c'est quelque chose boo xamante ni xam nga lu gën a bon fataliste man ma ne non Tëngéej laa dëkk inondation waru fi am parce que nii naanal te man la ma war a def defuma ko man li ma war a def defuma ko état bi li mu war a def defu ko communes yi li ñu war a def defuñu ko à notre niveau nag léegi est-ce qu'il n'est pas possible ñun ñu toog autour d'une table wala ñu toog ñun comme ni ñu ko defee nii ñu toog ñu ne il faut que ça cesse léegi nan la ñuy def ba lii loolu moo tax a jóg jotaay bi ndox mi bu jógee Tëngéej HLM côté bële wala mu jógee Guy Mouride war nga mën a teer bi tax mënatul jaar tey ñu xool lan mooy problème yi en collaboration avec toutes les loolu moo waral jotaay bi loolu moo ko waral looloo tax nag cause yooyu noonu élage bu ñu bëggee waxante dëgg bu ñu raayante mooy état bi habitat yi nga xam ne Sipres boo fa demee Sipres ñaata lay jar si xaalis tey boo demee côté Sokabek ñaata te ñëpp xam nañ ni Sokabek boo fa demee moo nekkoon Gargoulet ay dex la woon dexu Ndefaan tey mu nekk ni ci ban commune nga nekk di wax jamono jii nii dama ne man commune de Rufisque Ouest laa dëkk mais feebar bi dafa lëmbee Tëngéej yëpp bët lëmbee Bargny ak parce que démb ñu ngi may interpellé si guddi Bargny côté Missirah mooy fi géej gi kii mais ñoom dañu ndox mi dafa dem ba 1 mètre quelque ñuy def noo xamante ni mooy loolu tey situation la boo xamante ni situation bu catastrophique la si département bi situation bu catastrophique la si Tëngéej bi nga xam ne dañ ko boole woon si 4 communes yi nga xamante ni depuis 88 1888 ñu ngi nekk commune donc nag dafa doon situation yi boo xamante ni élage situation la boo xamante ni tey metti na lool assainissement xam naa beneen intervenant yi dinañ ñëw population bi dinañ ma indil ay intervenant mais assainissement bi Tëngéej dafa doon feebar boo xamante ni mooy feebar bi gën a yaatu tey bu tali bii daggee xam nga assainissement c'est tout un global tey bu ñuy wax mbënd problème numéro 1 c'est l'assainissement bi ñu respecté wu kii yi fi nekkoon canal yi dëkkuwaay aussi parce que nit ñi dañuy dëkk léeg-léeg palaasu ndox mais kan moo leen ko autorisé waaw loolu tamit jar naa laaj tey boo xoolee yow dëkkuwaay yi fi nekkoon yëpp doon ay dex ñin naa ngi fay dëkk kan moo leen ko autorisé yow am nga sañ-sañu dem tabax seel déedéet voilà donc loolu moo tax ma ne am na loo xamante ni nit ki bu bëggee yom xaalisam bëgg a dëgg Tëngéej boo nekkee fii laa lay jaay noonu foo ko jaay dina jënd mais boo ko jaayee nag am na loo xamante ni maire yi ak état bi war nañ si mën a bàyyi xel mooy ñu xool nan la ñu mën a tracé ba nga xamante ni léegi ndox mi dina am fu mu jaar ndox bu amul fu mu jaar rek taxaw bu taxawee nag lan mooy ça sera un problème de santé publique ayca léegi ci santé publique bi la toll dañuy ñëw ci sëñ bi Laxat moom it mu wax ñu réellement parce que yaa ngi toll woon ci Colobane déjà waa Arafat waa Thiawlène ñëpp a ngi jooy cause yi yow solo yow comme l'a si bien dit mon ami et frère aussi les responsabilités sont partagées encore une fois man fi may axé sama intervention tout le temps ci concertation la ak ci mën ay études bala ngaa def infrastructure parce que c'est vrai que yow tey jii mënoo ñëw ne da ngay def benn infrastructure te demoo sur le terrain xool niveau yi fan la jógee fan la wàccee ainsi de suite parce que tey jii boo xoolee dëkkuwaay yu bees yi tey Tëngéej dafa yokku boo xoolee Tëngéej ak Kër Massar tey jii dafa dem ba tappali ko Tëngéej ak Ñaay bi dafa dem ba tappali ko mais bala ngaa jox effectivement nit ñi ay dëkkuwaay mais il faut d'abord assainir da ngay indi ay plan d'assainissement yu leer des eaux pluviales ak yoo nga xamante ne sax ménagères des eaux ménagères yaa ngi interpellé ONAS de mais ñoom ñëpp dañ ci am wàll ñoom ñëpp liñ ci war a liggéey ñu ko si parce que ñun tey jii au niveau de Arafat combien de fois on a interpellé ONAS pour que ñu ñëw collectif de quartier yi les jeunes du quartier se sont regroupés def ay lettres ku ne bind ne bokk na on les a interpellés depuis combien de temps te ñëwuñu taxaw depuis des années mais yooyu c'est des choses yoo nga xamante ni ay laxisme la yoo nga xamante ne tey jii état bi dafa war a am ay comité de suivi et de veille ci yooyu tey jii Arafat je me rappelle en 1993 xaw ma si lañ fi amoon ak benn kiiw égout buy déversé au niveau de Castor tey jii boobu projet boobu durée de vie am 5 ans la woon ou 10 ans tey jii jeex na y a plus de 20 ans nous qu'est-ce qu'on fait à chaque fois que besoin se fait sentir maanaam évacuation bi bouché na ñun ñooy jóg dem fay ay nit pour ñu ñëw déboucher wala sax ñu summeeku donc nekk sur le terrain ba fa muy fattar ñi ko te yooyu vraiment
lu war a mën a ñàkk la ci cause yi la quoi ak responsabilité yooyu yëpp ay cause la ak ay responsabilité yi nga xamante ne saway kenn mënu koo wax si jël say matuwaay gannaaw bi ñu jógee ci cause yi dañuy ñëw ci conséquences yi yan conséquences la mën a jur Grand Mandioba lan moo ci sa xalaat en tant que Rufisquois. waaw xam nga bu ma nee sànq c'est un problème de santé publique nag mooy conséquence parce que tey bu fekkee dem na ba inondation am ndox yi nekk si exemple bi may jël yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu suñu idole ñun ñëpp Mbaye Jacques Diop bi mu décédé terrain HLM fa la président de la République doon jaar mu taw bu metti mais le temps que muy jugee Dakar ndox mi newoon foofu avant muy ñëw ngàcc nañu lépp ce qui explique complicité la boo xamante ni yàpp waa Tëngéej la tey ndox moomu bu fi nekkee sur le plan de l'éducation école yi fi mu ne nii ñoom ñëpp ñu ngi inondé sur le plan de l'économie tey koo xamante ni yow mënoo génn dem liggéey ji taw bi téye la nga inondé amoo foo tëdd gis nañ image yi c'est un problème sur le plan économique sur le plan culturel tey sur tous les plans économiques social culturel yëpp dafay am freinage boo xamante ni moom la mbënd bi am si wér gu yaram nag mooy impact bi gën a metti si wér gu yaram bi parce que tey xoolal fi mu ne nii tey mbas mi fi am di Covid bi xam nañ ni tey bu paludisme bi yokkoo ànd ak mbas mi musiba yi day gën a doy waar mais tey ndox yi bu fekkee dafa dakk amul fu mu dem day doon ay foyer yoo xamante ni moustique yi si lañ nekk mu doon loo xamante ni sur le plan économique sur le plan social sur le plan éducation sur le plan sanitaire yooyu yëpp dafay am impact yu doy waar yu négatif yoo xamante kon mën bi mën naa jur loolu yëpp. non instant bi nii gis nga kon Youssou Mbargane fu mu nekk nii nañu renforcer capacité médicale bi bu baax sinon gaañ après kon forcément day am wuy ji foofu. non léegi Youssou Mbargane rek bala ngaa dem bay faju ji fooy jaar tey boo feebaree léegi bëgg fa dem fooy jaar fan amoo foo jaar donc mu doon loo xamante ni cause la yoo xamante ni tey li muy indi li muy doon dafa doy waar ku mënul génne sa kër ndox mee la téye wala boo génnee daanu damm oto yi koo wax léegi bu doon da ngay passe 200 doo 1000 lañ lay wax donc c'est quelque chose boo xamante ni tey gis nañ oto yi fi yàqu impact yi ku dafay doon loo xamante ni vraiment doy na waar kon affaire yi c'est aussi sérieux qu'on ne le pensait. Tëngéej de fi mu ne nii coono bi ñuy daj fi mu ne nii si wàll yëpp surtout si mbënd nii metti na lool te malheureusement daaw bi ñu amee mbënd mi ñëpp di ko wax si tunnel bi ministre Omar Gueye daf ne non mbënd amu fi. te ren kenn déggu ko mu prononcé wu. ce qui explique Tëngéej si boppam ñun dañu raflé ay kilifa boo bëggee dégg tey situation yi waroon na taxaw kilifa yi ñëw taxaw am taxawaay buñ si taxaw. non Seydou Diouf démb prononcé wu na ci. démb ci biir émission le leadership il s'est prononcé d'ailleurs sax am na yoo xamante ne mu ngi ciy dox ay jéego. mais est-ce que dañuy bàyyi ba ñu këtt ne jën ñuy soogoon di prononcé wu déedéet dafa am ñoo xam ne ça fait déjà 20 ans ou 30 ans ñoo nekk Tëngéej ñun di leen wóolu di ànd ak ñoom di leen pousser ñu nekk si station yoo xamante ni doomi Tëngéej dañ leen di compter ñu ne fa buñ fa nekkee dañ fi war a nekkal Tëngéej waxuñu nag Seydou Diouf moom kese dem di waxal boppam du Seydou Diouf kese Seydou Diouf la Madior la Souleymane Ndoye la ñoom ñëpp dañu war a doon benn say dafa tawat moo tax dañ ko koy xaw a mais c'est mon frère di ko ñaanal yàlla fëgg boppam mais di wax ne man li may wax mooy du cadre politique mooy Tëngéej dafa war a boole ay dooleem yëpp ñu dem waxandoo defandoo mais dañuy constater que à tout moment mbënd bu amee Tëngéej am géejawaay la ñuy njëkk a lijjanti ko Tëngéej bu dee Pikine la ñuy njëkk a lijjanti lu tax loolu parce que ñun suñu autorités yi si boppam ku nekk da nga ne man doyal naa sam bopp ñoom nañu ànd ak ñoom dem wax li nga xam ne moom lañ bëgg Tëngéej li fi nekk au moins mën a soppeeku. ayca maa ñeena déggandoo l'intervention de Mandioba Seck ma ñëw ci Grand Laxaat même question bi laa lay posé waat lan nga jàpp ne mooy conséquences yi. conséquences yi gis nga fi mu ne cri de cœur lañu def ndax conséquences yi nga xamante ne moom la fi Mandioba wax rek moom lay gën a dëggal parce que man dama ko dund tey jii bi ma àndee ak sama mouvement dugg biir Colobane bi ma ñëwee ndox mi fii la ma yam kër laa dugg bi ma duggee gis kër yi man dama yéemu mais sur des eaux verdâtres ngay doxe te ñoom ci kaw ndox yooyu la ñuy teg nii ay taabal di lekk di añ bu ñuy nelaw gis naa koo xam ne ci ay canapé lay tëdd di nelaw. loolu Tëngéej la xewee. mais Colobane gi dem naa fa. ak sama ay équipe et qu'est-ce qui se passe man bi ma génnee ci biir ndox yi yàlla xam na ne dara taxul may wax dama génn rek 5 minutes après dama demander à ce que ñu may ma eau de javel ndax sama tànk yi déjà commencé na di xasan ma ne mais attends
yow sëgam ñun 1 minute 5-10 minutes yi ñu def si biir ndox mi ñoo dund li ma woo benn borom kër ni ko mais yéen lan ngeen di dund réellement mu ne ma ruus naa fi taxaw di ko wax parce que loolu cause yi mën a am non seulement ci problème mu maladie rek dafa jéggi dayoo ak les maladies yoo xamante ne saa ay herbicide lu ne mën na la ci biir ndox mi da ngay gis yooyu ni ñu lay mattee ngay tëndandiir waaw mais ci biir conséquences yi gis nañ ni aussi tamit dañ ci profité waale ci occasion bi di rendre hommage suñu frère bi nga xamante ne moo nekk Croix Rouge doon sauver xale bu doon lab ba mujj gi mujjee électrocuté wu ci biir ndox mi loolu ay conséquences la yoo xamante ne c'est un cri de cœur parce que ñun dañoo jàpp ne on parle à nos autorités à l'État du Sénégal parce que dañoo jàpp ne benn Rufisquois bu deewee mel na ni Sénégal yëpp a dee nous agissons comme les Américains ñun Rufisquois yi dañuy agir comme ay Américains parce que benn Américain bu deewee day mel ni toute la nation américaine moo dee. c'est-à-dire le problème de Rufisque reste entier parce que sama frère sànq daf ne dañu rafle ay kilifa moi je dirais que amuñu kilifa. ah yaa ngi ci ginnaaw mbir mi de fii may bañ a tudd yaa ngi ci ginnaaw de. je suis devant la mairie de monsieur Daouda Niang. mais Tëngéej moo amul kilifa parce que nag wax dëgg yàlla. nekkul ne dañu am ay ambition wala quoi que ce soit mais ku yàgg Tëngéej parce que du ñu ay mag mais naam yàgg nañu Tëngéej ku gis Tëngéej xam ne Tëngéej dafa changé lan la changé c'est pas dans le bon sens Tëngéej infrastructure yi ba ràpp Tëngéej lu fi baaxoon lu fi daan fonctionnel amatu fa barki démb damay ñibbi di jëli péage bi mais bi ma jaaree Youssou Mbargane bi sama wallahi azim sama oto dafa fay. xaaral ba booy bi fa dëkk ñëw jàppal la fa. xaaral ba le jeune leader bi nga xamante ne foofu la dëkk. je l'ai tout à l'heure dit à mon chargé de communication ma ne ko man de beneen oto bi mënu ma ko yor parce que démb bi may jaar barki démb bi may jaar Youssou Mbargane bi oto bi duggee ah non damay tudd yàlla ma forcé jàllaat mu ne pile daal di fay. déggal loolu. donc yooyu yëpp ay conséquences la parce que tey jii bu dul ay feebar yi ñu si mën a jëlee li ci nit ñi di yàqulee ci seen ay biir kër jóge ca loola donc war ci yàqule ci ay matériel donc moo bari. kenn xamul nu mu toll waxtu waa ngi bëgg a xoj te am nañu aussi conséquences yi danger bi si gën a doy waar. foos yëpp fees nañ ngeen baal ma si terme bi. waaw am ñoo xam ne dañuy ubbi seen i foos. jël ndox mi sotti ko si mbedd mi mu doon loo xamante ni beneen. ay boobu jaxasoo. moo fi nekk. tey ku daan toog 6 mois di soog a vider sa foos. léegi leer na ne ñëpp dañuy vider seen foos parce que foos yi fees na. ci taw bi la ñuy obligé di ko vider. mais xoolal yooyu boobu danger. yan solution ngay proposé. ñu tënk ko rek parce que am na yeneen solution bi njëkk mooy Tëngéej. bu ñu nee rafle ay kilifa du problème individuel. mooy nañu dajale force Tëngéej yëpp comme assises yi ñu doon def ñu dajale force yëpp ñu waxandoo jëfandoo pour Tëngéej mën a siggi aussi tamit ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon population bi ku nekk sa koñ set satal bu la waree def set satalal say égu bu tilimee bul xaar DST ñëw nga di ngay soog a laal égu yi donc mu doon loo xamante ni ku nekk la nga war a def bul wax ne man nation bi lan la ma war a defal mais yow da nga naa man lan laa war a defal peuple bi avant ngay réclamer tey fa. kon daal bu ndox amee fu muy taa ci koñ bi na booy koñ bi génn. conseil de quartier beeg gars yi ñu génn defar yoon ndox mi dem yoonam. en amont loolu mooy li njëkk a am aussi tamit ñu interpeller état et les communes aussi bu ñuy autoriser ti wala ñuy viabiliser ñu def ko ci normes yi nga xamante ni dina nekk ay normes d'assainissement yoo xamante ni coono yii dootuñu ko daj parce que coono yi dafay doon loo xamante ni bul xam fa muy yegg dina doon benn bal boo xamante da nga koy dóor mais doo xam fu mu yëm parce que aussi tey ki nga xamante ni ñàkk na ci bakkanam ki nga xamante ni daal bi mën na dal ci kawam yooyu yëpp day doon xamoo ban kër lay dugg xamoo fan la donc nag mu doon loo xamante ni ñun ñëpp il faut ñu unir suñuy force boole ñëpp bañ a exclure ñëpp ensemble foog naa loolu la Tëngéej soxla te buñ ko defee incha allah Tëngéej dina ci gis boppam. merci beaucoup grand Mandioba xanaa ñu terminer ak grand Laxat laata ñu jëlaat suñu yeneen ñaari invité grand Laxat noo ñëwee. non par rapport aux solutions yi dafa nekk dafa am loo xamante ni du doon problème mu quartier problème mu ville lay doon parce que boo xoolee Tëngéej égout yii fi am. tubaab yee ko fi defoon. dëgg la. c'est depuis le temps colonial depuis 1885 xaw ma. donc boo ko xoolee demal ci côté tribunal bi nga gis canal bi foofu ni mu tuute. actuellement nga xam nga gis ne jamono yooyu tubaab yi kese ñoo fa dëkkoon. tey jii nga gis ne qu'il y a un boom démographique
xoolal marché ville bi ni mu feese li amu fi woon vers les années 1800 léegi tey jii les mêmes égouts moom nga conserver pour mu war a desservir toute une ville fan lañ jëm. lan mooy solution bi. solution yi mooy utaat ay assainissement te régulièrement et périodiquement ñuy curer seen canaux yi parce que saa boo ñëwee ñu ngi bouché da ngay ñëw gis ne que yi ñu fa def les dalettes là dañuy teggeeku ndox mi kuy këpp ñëw. au sein des quartiers. loolu c'est au sein des quartiers nañu xool. population bi parce que nee nañ leen sànq mu ngi koy wax yéen a ko waxandoo que les responsabilités sont partagées. sont partagées mais loolu ñun dafa am benn culture bu ñu am ku ne xam na ko su ma amee dara bu may yéene donc damay génn rek sànni je calcule pas les autres sama bopp rek laay calcule te yooyu daf fi war a jóge donc il faut qu'il y ait une nouvelle conscience il faut que ñu conscientiser population yi. te loolu par exemple mouvement conscience citoyenne mais yooyu yëpp da siy taxaw day dugg ci kër yi di wax ak population yi ba ci Covid bi dañuy dugg di sensibiliser waxtaan ak nit yi jël ay masques jox leen. ayca ñu tàggatoo ainsi de suite. Donc beneen solution bi mooy les canaux à ciel ouvert là mais nañ ko rétablir même buñ koy fatt ñu fatt ka ndox yooyu mais na am ay point de convergence yu ñuy daje ji. ndox yooyu sax war nañ ko mën a jël utiliser ko à d'autres fins mais il faut que ñu ibbi suñu bopp yi pour xool ñun lan lañ bëgg ak fan lañ bëgg jëmale suñu dëkk mais à ces conditions là vraiment Tëngéej fii ak Milan du dem. daa gis naa ni buy wax ci Tëngéej xol bi day jóg donc ñu leen di fàttali may jox Grand Mbadioba moom mu tàggatoo laata ñu jëlaat suñu yeneen ñaari invités yi may fàttali en tout cas le but de ce débat donc de ce plateau c'est de en tout cas d'apporter des solutions face à ce fléau que nous vivons ici à Rufisque les inondations c'est sur le territoire national bi may ñëw saaxa maa ngi tooñ sama benn xarit mu ne ma ndax seetaan nga vidéo bi nga xamante ne nag yi ndox maa ngi leen doon yóbbaale ma ne kat nag yi maa ngi dajeek ñoom Touba waa ji nee na leen boo moytul Tamba la ñu jëm kon donc gars ñi sëgam jur gi ngay ñëw dem bu yàggee kenn dootu fi des donc Mbadioba looy tàggatoo. waaw xanaa di leen remercier yéen ñëpp. voilà vraiment am na solo aussi di remercier waa DST aussi. mooy ñi ànd ak Racine Kayra di liggéey vraiment nekk ci canal yi ak waa UCG yi ñu ngi leen di remercier parce que ñu ngi def liggéey bu am solo mais aussi comme tey le 6 aussi c'est l'anniversaire de ma femme aussi da doon yoon aussi bala maa kii aussi ma souhaité que xam nga joyeux anniversaire anniversaire mooy xam nga anniversaire bu mucc ayib ñuy dund lu yàgg ba ñu dund ba njaboot yi di leen xam nga demal macha allah vraiment madame Seck Abi Ngom maa ngi lay souhaité xam nga nga passé une très belle anniversaire encore merci di remercier ñëpp di waxaat tamit sama frère Laxaat fi ngeen ko jàpp foofu la quoi action yi ngeen ko jàpp foofu la yéen a ngi ut ay pompe yéen a ngi jàppale gars yi vraiment Tëngéej loolu la soxla encore je vous félicite et je vous remercie. merci beaucoup grand Laxaat looy tàggali ko laata maa jëlaat sama ñaari invité yi nee naa leen Tëngéej moom buy def live ñëppay bàyyi seetaan ko parce que moom il ne sort que quand c'est important muy benn jeune moom it ñëw na wuy si ñu muy Papa Traoré am keneen ku mu àndal laata ñu leen dalal lan ngay tàggatoo. di am mbégte di participer ci plateau bi vraiment di la remercier ci sa engagement yow tamit pour Rufisque parce que ku gis ni ngay ñaxtoo pour Tëngéej mots yi nga koy génne les mots de la ville di ko exposer pour que fa mu war a àgg mu àgg fa loolu luñ lay santee la luñ lay gërëmee la ndax ñun Tëngéej ñu ñor lu dul Tëngéej ñoruñu nekk ci dëkkuwaay bu baax dafa am solo. Moi je dors pas à Rufisque j'habite à Dakar mais du lundi au dimanche je suis à Rufisque parce que dama fonk Tëngéej defar ko lu yomb la nañu bàyyi affaire politique yi ñu teg ko fële am un seul objectif muy lan muy defar suñu Tëngéej gi ñu moom ndax ñun fa nga juddoo foofu ngay tiitaroo ñun bu ñuy tiitaroo Tëngéej ji la ñuy tiitaroo kon ngal la nañu autorités yi dimbali ba li ñu bëggal ci Tëngéej ñun en tant que habitant de Rufisque ñoom ñi nga xamante ne ay élus la ñun ñu teg leen fi nañuy xool ñun li nga xamante ne loolu la ñu bëgg ñu koy doxalal. merci beaucoup foofu lay je pense que le message sera bien perçu ñu am kontaan ak mbégte ñu dalal Papa Traoré ak suñu beneen invité bi.
Rufisque ñoo ngi waat fii di dalalaat suñu yeneen ñaari invités yi ni naa leen inondation à Rufisque cause conséquence et solution donc ñu dalalaat leen ñaari ndaanaan yaakaar naa kenn dootu leen présenté ci Tëngéej ñu jógee ci ay horizons yu différents donc ki ci njëkk muy le leader mon maire Papa Traoré ñoo ngi lay ziar di la kontaane di la dalal ci suñu plateau Samy TV tey jii loolu kilifa gi nan ngay nuyoo waa Tëngéej ak lan moo waral sa teewaay tey ci suñu plateau bi. salaamaaleykum El Hadj donc ñu ngi leen di nuyu di leen remercier ci invitation bi donc di masaw rek Tëngéej ci li nga xam ne ni démb ba léegi nit ñi ñu ngi koy dund. muy inondation yu méttee di leen masaw bu baax a baax. voilà ma dalal Ahmed Beye moom it mu jógee Rufisque Est Ahmed Beye ñoo ngi lay siyaar di la kontaanee di am mbégte kontaante dalal la ci suñu plateau sur Samy TV ci émission spéciale parlant des inondations causes conséquences et solutions. waaw monsieur Diédhiou ñu ngi nuyu bu baax di nuyu waa Samy TV di nuyu bépp population bu Rufisque di masawu aussi ñi nga xam ne tey jii yëndoon ci jàmm mooy inondation yi nga xam ne moo am depuis hier Ahmed Beye la ingénieur géologue dëkk Colobane di waxtaanee wàllu inondation yi kan moo ko indi ak yenn solution lañ war a teg jeexul sax mu wàññeeku bu bëree bëri. merci beaucoup Papa Traoré fan yëpp dañuy gis ngay def ay sorties gis nañ la TFM gis nañ la aussi Sen TV nga nekk jeune boo xamante ne Tëngéej nga dëkk yaa ngi exercer fële ca présidence pratiquement ñu gën la xam ci coalition Benno Bokk Yaakaar tey jii nga ñëw toog fi en tant que Rufisquois nan nga gisee causes yi nga xamante ne moom moo waral inondation yi fii ci Rufisque mais plus particulièrement dans la commune de Rufisque Nord. waaw El Hadj donc li ñuy wax rek inondation yi mën naa ne dafa doon loo xam ne nii tàmbaliwul tey mën naa ne régime Senghor jàpp Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall amul kenn ku ko ci réussir donc dafa doon loo xam ne nii jamono ji dina xam ne ndox mi day yokk nit ñi di gën a dëkk tey jii fu daan am ndox nit ñi ñëw implanté wu fa tabax kër dëkk moo waral inondation yi bu amee day gën a métti ci population yi li nga xam ne nii nag am na Tëngéej mooy li may wax rek amul fenn Géejawaay boo fa demee gis la fa ne Pikine boo fa demee gis la fa ne c'est vrai dina inondé mais à un moment donné 30 minutes nga gis ndox mi wàcc tam mais Rufisque da nga gis kër yoo xam ne nii tey man maa ngi nii li tax ma tardé ci ay kër laa nekkoon ñuy jàppale sama quartier. waaw parce que gis nañ ne da nga tardé ak yooyu donc dafa doy waar mooy lan assainissement. causes yi dañoo bëgg nga faram-fàcceel ñu ko benn par benn bu ko defee Ahmed Beye moom tamit en tant que expert géologue bu ñëwee tamit mu faram-fàcceel ñu ko. xam nga causes yi tey gis nga état dafa déjà état joxul doole suñu mairie parce que tey compétence la boo xam ne nii mairie yi mënuñu ko def c'est vrai ñu ngi jéem a def ay effort duñ ne liggéeyuñu am na loo xam ne ñu ngi koy jéem a def mais tey blocage day am. parce que canalisation yi nga xam ne ni war na am ci dëkk bi quartier yi ñu war leen defal ay réseau branchement ONAS loolu état moo ko mën a def donc état bu ko deful nit ñi nañuy sonn rek nit ñi nañuy sonn ba pare occupation yi ñuy joxe autorisation de construire yi ñuy joxe urbanisme tey daf ci am part de responsabilité tey jii mais nit ñi doo ma ne nañuy xëy rek tabax ani liggéey urbanisme lu muy liggéey fi nga xam ne ni tey dafa am ndox nit waru fa dëkk ay zone yoo xam ne ni tey maara day taal bu fa nit dëkkee mu jur musiba ñu ñëw mu tabax fa dëkk fa ba ndox mi ñëw këram dëkk fees. mais est-ce que ñii di jaay tamit terrain yooyu duñu ay responsable. non ay responsable lañ. lu ci mel ni communes yi. waaw ma ne communes yi démb rek maa ngi dégg sa émission ak Seydou Diouf mu koy wax par exemple ñu jël rek Lendeng tey xam nga Lendeng tey ku ko bëgg a jaay jox ko ay nit ñu dëkk fa. yow ku sadik nga kooku nañ koy wax te parce que Lendeng yow luy feesal ay tool rek yow loo xam ne nii tey ndox mi fa am tool yi attanuñ ko sakkantuma ay nit bi nga bëgg dagg jox ay nit ñu dëkk fa donc il faut qu'il arrête gis nga nit ñi nañu am yërmande ci population yi
parce que benn Papa Traoré day nekk fële sonn di xoos lu am 900 000 bëgg am fu mu dëkk nga ñëw proposé ko mais moom gisul dara lu dul fu mu dëkk parce que loyaas mi ngi koy bëgg a rey donc loolu mooy problème bi day ñëw tabax ñaari néegam ñetti néegam jéem fa ne mais inondation yi bu ñëwee du leen may dara donc dañu xam ne tey responsabilité bi c'est partagé muy le maire muy le préfet muy ñeneen ak ñeneen man damaa wax a wax ba fu mu nekk ni xool dama amatul lu ma wax parce que Rufisque nag gis nga il est grand temps ñu am fulla nous on a voté massivement pour le président Macky Sall et quand on voté pour lui lan lañ ci doon sóor suñu canalisation yi suñu réseau assainissement suñu éclairage suñu yeneen ak yeneen ak yeneen mais tey on a rien vu à Rufisque. donc yow loolu nga jàpp ne mooy cause yi xaaral ma ñëwaat ci Ahmed Beye dama bëgg nga wax ma yow ci sa gis-gis lan mooy cause yi nga xamante ne moo waral inondation bi à Rufisque parce que nee nañ yenn dëkk yi Papa Traoré moo ko wax waxuma ko nee na boo demee Guédiawaye mbaa Pikine bu ñu inondé 1 heure de temps 30 minutes après ndox mi day dem mais ñun Tëngéej bu ñu inondé dañ ciy dëkk 1 mois wala 1 semaine amaana taw bi bu ñëwee day gën a pire. merci beaucoup di jaajëfal sama co-débatteur bi vraiment dégg naa li mu wax lépp war nañu engagement bu jeunesse bi ak ñi fi jaaroon sànq. waaw di la wax ni cause inondation à Rufisque dafa nekk benn dëkk boo xam ne dafa un peu spécial li mu spéciale mooy dafa nekk si benn situation de cuvette grave nañ koy wax ci anglais terme boobu la quoi cuvette mooy dafa nekk si suuf si benn pax la Tëngéej nekk Dakar dafa nekk ci kaw Diass nekk ci kaw wax ko ci kaw ñu koy dégg dama ne Tëngéej dafa nekk ci situation cuvette mooy graben ci anglais mooy terme scientifique bi. graben maanaam Tëngéej ci xur la ne. dafa nekk ci xur. Dakar nekk ci kaw. Dakar moom ci montagne la ne. ak Diass. parce que Dakar la preuve boo parce que lan mooy firndeel loolu. Tëngéej géej gi moo sut Tëngéej. mais boo demee Dakar moo sut géej mais Tëngéej géej gi moo sut dëkk bi donc Tëngéej benn situation bu spécial la nekk. jamonoy colonisation tubaab bi ñu fi nekkee Tëngéej daan inondé ñu fekke wuñ ko mais dañ ñu ko nettali ne Tëngéej daan inondé du mu inondé tubaab bi yi fi nekkoon les colons ñoom xalaatoon ci ay xool les différents bassins versants yi nekkoon biir Tëngéej si lañ ko defaroon les canalisations surtout les canaux à ciel ouvert canal de l'Est canal de Ceinture canal de l'Ouest ñu defee les canaux à ciel ouvert yooyu dafa réglé woon le problème des inondations au niveau de Rufisque depuis boobu mais jamono yooyu dafa amoon des zones yi nga xam ne moom la sama waa ji wax léegi mooy des zones non aedificantes yi mooy lan mooy zones yi nga xam ne kenn waru fa dëkk loolu urbanisme bi da koy tere zone non aedificante yi mooy kenn waru fa dëkk ay ban la wala ay xur la wala ay dex la woon ëllëg day indi ay problème donc zone yooyu actuellement côté yenn côté une partie de Diorga une partie de Guy Mouride une partie de yenn zones yi nekk ci kaw ce sont des zones non aedificantes yi wala boog zone yooyu pour ñu lever loolu boobu il faut ñu def ko ay aménagement def ay aménagement viabiliser ko ba pare soo ko mën a joxe defar ay yoon defar assainissement defar lépp. kon yow da nga jàpp lan nga jàpp ne mooy cause bi réellement. cause bi mooy fi yoon bi ndox mi war a jaar. nañ fa jëlee non fi ndox mi war a jaar cause bi mooy fi ndox mi war a jaar. fa la nit ñi tabax nii yo ndox mi day dévier di maa ngi seetaan benn vidéo fële ca Dior peut-être Dior je pense. ndox mi di dugg ci biir mbedd mi di daw 100 à l'heure loolu mooy fay ndox mi daan jaar pour yegg ca canal à ciel ouvert bi moom la gars yi dévier tabax. donc ndox mi day dévier ak travaux état bi mooy terre bi ak autoroute à péage bi aussi ay facteurs la yoo xam ne bloqué nañ yoonu ndox par exemple jox la benn exemple à Guy Mouride daaw dañoo ñëwoon fekk ay canaux ñu fatt ko ci tali bi ñuy branché woon tali ñu jëm géej jaar ci raay bi dem géej mais waa Eiffage ak terre bi ñëwee dañoo bloqué yoon yooyu yëpp mais ci lañ avisé waa APIX le maire de la commune Boubacar Ndoye avisé waa APIX jàll ci télé bi en direct xam naa ne gars yi dégg nañ ko su suba ga la fa waa APIX ñëw régler le problème dafa ay travaux 1 mois mu dem ren boo demee wàññeeku na boo demee Colobane ren aussi même chose maa ngi gis dafay def ay reportage foofu moom doy na waar moom. mais canal bi waroon a jaar foofu jéggi moom la gars yi def yoonu passage piéton mais loolu ban ingénieur moo doon xalaat loolu nit boo ñëwee ci dëkk ñu jox la benn projet nga nekk ingénieur wala nga nekk technicien wala nga nekk chef de projet il faut consulter la population le chef de quartier le président du conseil de quartier les jeunes les activistes ñi fi yàgg ñi xam bu tawee fan la yoonu ndox bi di jaar doo toog yor say appareil topographe rek di
lever toog sa bureau di calculer di dimension yi non non da ngay waxtaan ak population bi orienté la ci sa liggéey pour ëllëg doo ci am benn problème ñu ngi di posé Colobane d'énormes d'innombrables problèmes léegi ñu ngi ne naan nawet bi jeexee ñu xool ni lañ leen jëlee foofu defaraat canal bi et cetera te loolu charrue avant les bœufs d'accord. donc loolu mooy cause inondation yi actuellement au niveau de Rufisque nee na côté Guédiawaye ak Pikine wala Dakar bu tawee quelque temps ndox mi dina dem c'est à l'image de këri kaw këri suuf centre-ville bi bu tawee bu toogee 2 heures de temps ndox mi dina dem foofu am na ay canalisation effectivement mais début ndox mi ñëw moo mënu woon jàll ci yoon bi mais bu ndox mi wàññeekoo rek dina dem mais yenn zone yi ñu nekk Dior bi Bouville yenn quartier Arafat Daaru Sidi Youssou Mbargane mais amul ay canalisation suuf si argile la xam nga ñëpp xam nañ ne ban ndox du ko traversé ndox mi day taaju donc loolu moo waral ndox mi demul foofu mais boo demee Guédiawaye bi dafa am état dafa intervenir directement d'accord donc ñun dañuy lancer un appel à l'état bu nawet bi jeexee ñu xalaat la restructuration de tout Rufisque pour une bonne canalisation ak yoon yi voirie yi d'accord merci beaucoup ma ñëw ci Papa Traoré papa yow waa Diorga jamono ji lan la ñuy dund parce que dañuy gis tout le temps yaa ngi fay def ay direct yaa ngi intervenir à travers les médias lan la ñuy dund réellement yow mi fa jóge waaw Diorga moom li ñuy dund moom lu méttee te nag loolu Diorga moom nañuy wax mu leer ku xam Diorga daan fréquenté Diorga da daan taw nga lal sa basan sa buntu kër julli déet waay da daan taw léegi sebet léegi nga lal sa basan julli Diorga da daan taw léegi sebet léegi nga lal sa basan julli mais lu tax ñu tuddee ko Diorga kay jeexal na wax comme son nom leen di donc tey bu fa lii amee autoroute à péage moo ñu ko teg parce que ñoom ba ñuy def seen projet mooy cause bi yéen seen inondation cause bi autoroute à péage la parce que boo xoolee tey ba ñuy def seen projet mën naa ne bu ñu defoon étude impact environnemental te def nañ ko du ñu ay cuune mais buñ ko defee gis ne tey amuñu autorité boo xam ne nii am na fulla ak fayda jàmmarte ak ñoom ne leen carrément li ngi seen projet bi ngeen bëgg a def nii est-ce que xam ngeen ne boo leen ko defee fii ngeen di drainer seen ndox mi nii tey danger la waaye mais yéen am ngeen maire mais bu ñu amee maire boo xam ne nii saa yi dama yàlla baal mais lu yàlla dégg naa da nga koy tagg ne day liggéey rek waaw tagg fan kooku amul ma koy taggee man mii j'ai tout fait pour fal Mame Omar Mané parce que man je soutenais Mamaya en 2014 man bokk naa ci def alal pour fal Mame Omar Mané mais il nous a déçus kooku moom nañ koy wax mu leer tey jii boo jëlee autoroute à péage bi boo ñëwee sortie 10 bi na ngay gis ndox mi autoroute bi drainer yëpp Diorga montagne la koy déverser ba foofu la xale bi dee récemment waaw demoon nañ fa reportage waaw mais boobu ba léegi est-ce que jéemuñu trouver solution jéemuñu trouver benn solution kon solution amagul ñun dañuy wax nii rek j'ai contacté Omar Youm tey si suba lañ ci looloo tax ma tardé indi nañ fa tey am na ku mu fa yebal benn jeune benn responsable bu mu fa yebal tey pour mu représenté ko am na aussi waa Ageroute yu fa ñëw waaw donc pour xool ndax lan la ñuy def bassin la ñuy def ak yooyu mais loolu du wax ji mooy li nga xam ne nii tey am na canalisation boo léegi yow papa yow doo maire doo député yow citoyen nga comme man lan moo tax nga am audace o le ministre Omar Youm o waa Ageroute ban pouvoir moo la may loolu non mais du question pouvoir du question dara ñun saa yi Tëngéej moo ñu tax a jóg ñun buñ demee ba bu fekkee dañuy waxati de duñu déglu si Tëngéej ñu dem toog yi jàpp suñu ñaambur def leneen am na yeneen activités yu ñu mën a def mais Tëngéej moo ñu fi tax a nekk du politique du état du lenn man bokkuma si ñi nga xam ne ñi tey seen i poste la ñuy sóor ak yi président Macky Sall ak ay yi yeeg na non loolu gis nga c'est pas ça gis nga Tëngéej tey foog ñu changer idée changer de mentalité ñu xam ne ñun ay ndaw lañ ay responsable lañ te ëllëg Tëngéej suñu loxo lay des gis nga nag xeex bi ñuy xeex nii rek du ko tey de mais pour suba la ëllëg bu fekkee ni ñun suñuy njaboot ñoo fiy nekk suñuy sët ñoo fiy nekk say doom su may doomu monsieur Bey ñoo fiy nekk tey jii lañ leen war a xeexal seen avenir lan mooy cause bi réellement pour yow pour Diorga montagne ak Tëngéej yëpp lan mooy cause bi non fépp cause bi mooy li ma la wax rek tey jii projet yi nga xam ne ni am na parce que Tëngéej daan na inondé mais nañ gis nañu récemment dernier ouvrage yi nga xam ne ni am na fi moo gën a solol dëkk bi muy TER bi muy autoroute à péage bi mais loolu mooy cause bi amul leneen tey jii Colobane est-ce que daan na inondé nii mais biñ fi defee ouvrage yu TER bi ak pont yi ñu génnee nii mooy loolu gis nga il faut que Tëngéej ñu am fulla ak fayda xam nga fulla ak fayda mooy lan bu fi ouvrage amatee ñu war ko def ñu woo suñuy autorité buñ la mais dooma ne nañuy def ay te duñ leen jox ay plan
mais kon autorités yi doon cuune bu fekkee dañuy ñëw Tëngéej ñun yëpp nañu yëpp goo xam ne dañuy ñëw ne ouvrage bii lañ fiy def joxuñu leen plan joxuñu leen étude impact environnemental joxuñu leen dara ñu toog rek croiser les bras di seetaan ba lii am fi non mais quand même ñoom lan lañ leen fi tegee. ne léegi yow da nga jàpp ne les responsabilités sont partagées. non sont partagées mais ñoom. entre kan ak kan ak kan. non entre les autorités entre état bi entre tout le monde population beeg ñëpp. kon waa Tëngéej sax ñoom dañ ci am wàll. non nañ ci am wàll ndax xam nga mooy lan tant que booloo ñu doon benn tey jii bu yenn ouvrage bi am ñu ñëw taxaw ne ñett lii bu fi amee tey ëllëg lii la mën a jur mais du dem mais bu fekkee dañuy def kii di politique toog di défendre état kii toog di kii mais le ministre Omar Gueye c'est pas un Rufisquois ça je le dis je l'ai dit je le redis. ah déedéet yaa gis mais Omar Gueye c'est pas un Rufisquois mais demal Sangalkam ngeen baal ma ci kàddu gi mais cimetière yi sax nañ ko pavé. waaw Omar cimetière Sangalkam sax nañ ko pavé mais est-ce que tu as vu ça à Rufisque mairie bi moo doon taxarle di pavé ay tali mais mënut amatul xaalis bu mu fayee projet yaa ngi nii dafa arrêté place Gabar ak église bi mënutul sax continuer un tronçon de 150 mètres. Omar Gueye lu am boppam la tal Sangalkam la tal ak leneen gis nga dañu xam ne Rufisque dëkku politique la tey jii ñi ngi daan gis ñu am ko fi muy ay suñu père yoo xam ne nii comme ay Mbaye Jacques Diop ñooñu nga xam ne ñooñu inspiré tey bu ñuy am loo xam ne nii ñu ngi koy def ci dëkk bi ñooñu ay exemple lañ woon. waaw d'accord da daan metti ñu taxaw ne carrément lii ak lii du fi am ñu xeex ko faayit ko. mais ñun amuñu ku ñu xeexal. amuñu ku ñu xeexal. merci beaucoup ma ñëwaat ci monsieur Beye lan nga jàpp ne mooy solution mooy conséquences yi d'abord conséquences yi li mu mën a jur. waaw inondation moom su amee rek conséquences yi ñu fi njëkk xalaat mooy nit ñi dañuy day am loraange bi am ci nit ñi mooy nit ñi ñoom fu ñu dëkk mooy conséquence bu njëkk te yaakaar naa sax boobay conséquence nit ñi dañuy nekk dans l'insécurité dans l'insalubrité ak contexte Covid 19 bi ñu nekk nit ñi nekk nar a fanaan ci ndox yi nar a yenn ci ndox yi ñu nar a délocaliser waa nit ñooñu leen yóbbu ci ay école ay centre de santé te école bi bientôt mois de novembre bu war a tëj donc yooyu mooy conséquences yi nga xam ne moo ci gën mooy le temps waaw conséquence inondation moom mooy nit ñi duñ amati fu ñu nekk. loolu mooy feebar yi yokk ci hôpital yi feebar yi yokkuwaat si ñu jël nit ñi nekk si biir ndox mi jël leen yóbbu feneen déclenché plan Orsec c'est bien le président de la République l'a fait hier. mais tey. mais bu yàgg la ko waroon def. mais 761 milliards yi ñu def ci canalisation yi ñu def ci ONAS yi yu ñu def ci assainissement wu Sénégal plan boobu Macky Sall lancé woon mais fan lañ ko def xam nga ay canalisation da nga koy suul souvent du feeñ. il faut ñu leeral ñu xaalis boobu fu mu dugg parce que le problème en est que depuis 2013 2014 lancé nañ programme waxtu bi mu ngi ñu bëgg a xoj. lancé nañ ko gën a gaaw rek ñu jël. lancé nañ programme boobu. bi ñu lancé programme boobu. ñu def ci xaalis bu toll noonu mais depuis boobu taw bu bëri amatu fi da ngay dem ba août bi soo commencé taw septembre taw bi jeex comme daawaati géej mais ren bi taw bi ñëwaatee taw yu bëri ci la ñu gis ne nag effectivement. ndekete gaa yi liggéey ñu dara. dañoo dóor xaalis moo tax président démb conseil des ministres mu ne fan la xaalis bi jaar. waaw président bëgg naa xam ndax dañoo dóor xaalis bi wala xaalis bi dafa am fu mu dugg. waa ji tamit wax na sànq autoroute à péage bi ak terre bi. c'est vrai dafa war a ouvrage yooyu dafa war a ànd ak ay plan ba pare ànd ak ay système d'assainissement foo def pont def assainissement ci wet bi foo def yoonu raay def assainissement ci wet bi mënoo bàyyi nee naa la Tëngéej pour la ndox yu jógee ci côté Sangalkam Kër Ndiaye loolu yëpp Tëngéej lay versé jëm vers la mer situation de pente la nekk normalement toutes les eaux de Rufisque doivent converger vers la mer mais daa am ay obstacles yi mooy kër yi construction yi lotissement yi gars yi def beneen bi mooy autoroute à péage bi li mu wax ndox yëpp am na fu muy jaar biir Diorgo montagne peut-être fa mu waroon a jaar sax bi gars yi waree def canalisation gis nañ am na ñu fa dëkk yooyu yëpp moo tax responsabilité bi c'est partagé ñiy def ouvrage Ageroute APIX terre bi ak ñi nga xam ne ñooy population yi ñoo partagé léegi responsabilité collectivité locale yi nag man walaay terminé. Mbadou ci ñoom nga jëm. waaw ñoom est-ce que doo leen bàyyi ba ci fin bi. waaw ba ci fin bi incha allah. waaw papa yow lan nga gis ne mooy solution yi vite fait ñu tënk ko balaa ñu ñëw ci dernier point. waaw mais solution yi mooy li nga xam ne rek gis nga jàngoro nit ki moo koy fajal ko. conséquences yi d'abord. waaw non conséquences yi moom mooy li ma la wax rek musiba mooy am ci dëkk bi. parce que déjà xam nga ñu ngi naan respecter les mesures barrières. waaw tey jii ku doo ko tal sax. voilà xam nga da nga koy tal. te ñun ñëpp ñi ngi nekk di podologie si ndox mi. tey jii am ay respecter les mesures barrières ak yooyu amatu fi mënatul am parce que bu fekkee ñun ñëpp ñi ngi inondé ñii ngi nekk ci ndox mi ñii di kii ak kii mais tal nañ leneen lu takk ay masque ak def leneen poste de santé yi mi ngi fees école yi moom ba mu njëkkee taw la fees.
kon fi ñu waroon yóbbu nit ñi pour ñu dëkk foofu déjà fees na. foofu déjà fees na ah mais gis nga bi nit ñi def seen épreuve bac ak certificat. waaye kon fu mu nekk nii yow lépp a jaxasoo. non lépp a jaxasoo lépp a jaxasoo. sauf kii peu lañ toll nii. voilà sauf kii peu lañ toll nañ xam ne daal saa yi dëkk bi doy na waar. ñun Tëngéej mooy li sama benn grand lu mu wax ci suba rek ñaar moo ñu des. ok lan nga jàpp ne mooy solution. solution bi mooy nañu toog ñun Tëngéej. ñu retrouver wu. ok Baye Fall yaa ngi soog a yegg si bu la neexee nga ñëw rejoindre ñu ci plateau bi parce que ci loolu lañ toll inondation conséquences et solutions 2 minutes rek ma jël la ayca papa. donc tey nañu toog ñun ñëpp ñu retrouver wu. amul autorité amul kenn ñi nga xam ne nii gëm nañ Tëngéej ñun xamante nañu xool naka lañ toogee ñu jéem a defaat beneen assise boo xam ne nii tey Tëngéej ñu xool les mots fépp fi nga xam ne nii metti na ñu toog waxtaanee ko def tey Tëngéej moom xoolal il faut un grand projet d'assainissement loolu rek moo ñu ci mën a génnee. canalisation yi koñ yi ONAS dugg fa defar ay réseau boo xam ne ni bu tawee ndox mi dina mën a jàll dem mais yii ñuy def nii bonne volonté yi nekk ci koñ bi di bëgg a dee essayant gis bu tawee ngay ñëw wuti ay matière fii ñëw indi mais day métti ça va être compliqué mënuñu si nekk ba kañ nga ciy nekk xaalis boo yor na nga ko ciy def donc nañu retrouver wu ñu waxtaan moo mën a jural kii ñu bàyyi farfarloo ak diw a ngi fi ak diw a ngi fi ça n'a pas de sens nañu am suñuy fula bopp ànd bokk ndey bokk baay ñu xam ne ni tey nañu yaakaaroon ne tey war nañu mën a defaral Tëngéej ba léegi defuñu dara te ñoo leen fi teg. d'accord papa yow li kiy wax moom ngay wax Yoromintou Diallo nee na les responsabilités sont partagées merci beaucoup aux intervenants pour Ismaïla Niang en tout cas le débat est houleux et pertinent bien résumé papa ainsi que Ahmed Bey c'est pas le cas à Rufisque donc il faut que les autorités agissent donc nos internautes en tout cas merci beaucoup ceux qui nous suivent à travers Samy TV papa lan ngay wax dernier mot en tant que responsable ak lan ngay wax aussi aux autorités du département. waaw donc autorités yi li may wax rek nañu gën a farlu ñu xam ne ni tey bu ñu leen fi tegee population moo tax ñu teg leen fi nañuy yokk am yërmande parce que ñun li ñuy def nii du dara lu dul jaamu yàlla lañ ciy wutuñu si alal wutuñu si tur wutuñu si lenn li ñuy def jaamu yàlla lañ ciy def donc nañu xam ne ni tey bu ñu leen fi tegee wóolute la askan bi moo leen fi teg nañu bàyyi xel bu baax ci li ñuy def ñu taxawu askan bi tey jii amuñu moyen def ay canalisation wala yooyu mais nañ dem fañ ko war a jooytoo du ñu yem Tëngéej rek toog naan non état bi jàppale ñuy état bi soutenir non fi nga ko war a jooytoo na ngay dem yuuxu fa ñu dégg la. nga ñemee taxaw ak kilifa gi ne ko carrément fii ça ne marche pas. mais loolu la tey jii demal Guédiawaye nga xool la fa Alioune Sall def. waa Guédiawaye dañuy taxaw ne que yow yaa fi ne parce que yow la ñuy àndal yaay liggéey. ah mais bien sûr. mais dañu ñàkk suñu frère muy un cri de cœur bu xamante ne c'est un héros tey jii dama ne famille am gannaaw yàlla def na lu muy def mais dañoo war a takkal médaille am famille am dañ leen war a takkal médaille parce que dafa doon sauver nit ba mu ñàkk ci bakkanam muy un frère nekkoon Croix-Rouge dëkk fii ci Tëngéej mu nekk deuxième victime ci inondation yi tout récemment gis nga xale bi nga xamante ne moo labee woon Jorga Montagne tey jii conséquences yooyu am lan ngay wax yow en tant que Rufisquois. waaw donc mooy li ñuy wax rek bu ñu taxawul askan wi lu ne am Jorga Montagne ka fa dee boobu ñi ngi doon alerté nañ pendant 1 mois gisuñu autorité dégguñu kenn kii tey ñëw si ndox mi yàlla def ñu jël bakkanam donc nañ leen di jaare seen njaboot di wax suñu autorité dañu doonoon ay xale yoo xam ne nii seeni waajur lañu yaakaaroon si ñoom tey kii nga xam ne mi ngi nekkoon Croix-Rouge mu nekkoon koo xam ne nii ku am yar la ku am teggin la ku responsable la gëm njabootam di leen dimbali doon sauver nit ba ñàkk si bakkanam suñu autorité yi nañ dem taxaw njabootam loolu lañ leen di lancé donc tey ñu xam ne ne situation bi c'est compliqué à Rufisque. merci beaucoup ñu leen di fàttali que actuellement à travers notre direct nous sommes à 3444 personnes yi nga xamante ne ñoom ñooy suivre Samy TV et c'est un plaisir daf may neex su may def émission may xam le nombre de personnes yuy suivre muy wane ni lu am importance la ñoo ngi jaajëfal waa Tëngéej Ahmed Bey yow looy tëjee ak waa mairie Rufisque Est ak waa commune bi nga bokk ak Tëngéej. waaw fi may jeexalee mooy du ma toog fi mukk wax te duñ wax si ville de Rufisque duñ wax si man Colobane Guy Marius laa jóge donc du ma toog fi ba jóge fi te du ma wax Colobane Guy Marius dama ne du ma toog fii ba jóge fi laa du ma wax Colobane Guy Marius parce que Colobane Guy Marius dafa am benn phénomène bu fa phénomène bi mooy sa waay wax na ko sànq travail dañuy jël benn matière bu jógee Sococim
di ko xëpp ci biir dëkk bi loolu solution immédiate la mooy fu am ndox nga def ko matière bi mu xaw a wow mais déwén day ñëwaat après déwénaat day ñëwaat depuis 10 ans ñun ñu dëkk côté Sococim ñu ngi gis loolu des cinquantaine de camions la ñuy sotti ci dëkk bi ak ay machines ça n'a pas réglé le problème benn problème la fa indi mooy mbedd yëpp matière la te mi ngi sut dëkk bi li ñuy lancer un appel aux autorités de la ville de Rufisque aux autorités de Sococim mooy ñu arrêté matière boobu bu ñuy livrer les populations ku fa indi di demande matière nañ ko arrêté et ñu réfléchir nag ci nan la ñuy defaree système d'assainissement global bi wala bu Rufisque en général beneen mooy solution yi mooy lan mooy ñu jël des plans d'urgence à Rufisque plan d'urgence mooy comme ni ko sax waaye waxee ñu woo l'ensemble des acteurs yi yëngatu ci wàllu assainissement ak l'ensemble des acteurs yi nga xam ne ñoo nekk biir Tëngéej les communes les associations les mouvements ñu toog waxtaan suñu waxtaanee ñu ne quelles sont les priorités ñu xool yenn quartiers les Diorga les Guy Marius les quartiers yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw parce que assainissement parce que Tëngéej tamit nee naa la ndox yi ci kaw lay jógee di ñëw ñu xool quartiers yooyu fan la ndox yi di jaar ñu jéem a rejoindre canaux yooyu ak canaux à ciel ouvert yi nga xam ne ñoo nekk Tëngéej am na un grand projet du président mooy fermeture des canaux à ciel ouvert am na ñu ko contesté am na ñu si d'accord man mën naa ci d'accord si benn côté mooy lan mooy canaux à ciel ouvert yooyu ñu koy dox nañ ko dimensionné bu baax a baax xool ñi nga xam ne ñooy seen xam-xam màcc na ci mécanique des fluides ñu xool débit bii jóge ci àll bi débit boobu ñu dimensionné si canaux yi mais tëj ko rek bàyyi ko noonu ëllëg ndox mi fees doom fu mu jaar muy mujj bi di wàcc si looy tàggatoo par rapport ak su may tàggatoo nag ci ñàkk seen bakkan waaw ñooñu ñu ngi leen di vraiment di leen masawu suñu waa ji nga xam ne mu ngi nekkoon Croix-Rouge doon sauvé fii par ñàkk si bakkan donc vraiment ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yokk yërmande ci kawam te taxaw njaboot bu baax je pense que autorités yi xam nañ bu baax jëfam ji mu doon def dinañ réagir côté famille beneen mooy la ville de Rufisque mënoo yor suñu budget près de 6 milliards avec un budget de plus d'1 milliard d'investissement mënoo gis lenn lu mu teg ci dëkk non gis naa pavé yi de non pavage loolu du prétexte depuis 5 ans 6 ans pavé teg dajale non loolu du réalisation et Rufisque ne se limite pas à Keur Souss Rufisque c'est Diorga Rufisque c'est Arafat Rufisque c'est Colobane Guy Marius Rufisque c'est Dangu et c'est partout donc pas ay pavé yoo xam ne Zetras moo ñëw dans un cadre de protocole avec responsabilité sociétale pôle urbain bi ñu ñëw di def ay pavage yoo xam ne du ñu sa yegg tous les ans ñu ñëw ne pavage non d'accord du sérieux merci beaucoup Zakaria Mbengue maa ngi koy kontaanee bu baax a baax gis naa intervention parce que quoi que l'on puisse dire nañu waxante dëgg man maa ngi gërëm sama grand Zakaria Mbengue parce que bokk na ci samay conseillers yi nga xamante ne ñoom ñoo naan jëlal initiative bi defal li parce que Tëngéej moo leen ñor donc ñuy xappalewaat ni que gars ñi nañu xam ne képp kuñ fi woo dañoo jàllale communication bi à travers les réseaux sociaux ñi nga xamante ne ñoom ñoo mën a ñëw ñu ñëw maire bi aussi tamit jël nañ suñuy téléphone woo leen ne leen lii lañ bëgg ñu ñëw waxtaanee ko dans le cadre de proposer des solutions pour en tout cas l'ensemble des communes de Rufisque ma am sama benn Baye Fall boo xamante ne moom lay waaj a dalal donc moom it mu ñëw Ahmed Bey merci beaucoup kontaane nañ la bu baax a baax xanaa nga may sama Baye Fall bi rek moom tamit mu ñëw indi contribution am c'est un artiste rufisquois engagé et déterminé ba moom it mën nañoo wax lu bare ci li nga xamante ne moom mooy inondation yi Baye Fall ñoo ngi lay siyaar di la kontaanee di jégalu ci di la déplacer parce que ñoo warul ñëw mais nee nga yow Tëngéej moo la ñor donc da ngay ñëw wax sa xalaat ci li nga xamante ne moom mooy inondation yi tey nga defoon ci lu am solo tey jii lan nga gisee ne mooy solution par rapport ak problème yooyu. asalaamaaleykum. baat bi ci kaw si maa ngi nuyu waa Samy TV maa ngi leen di nuyu bu baax parce que seen liggéey rafet na parce que lii lu am solo la daal. nit ñi démb daj coono chaque année ñuy daj coono ngeen ñëw tey pour taxaw leen. di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci internet bi tamit maa leen di nuyu bu baax a baax bon Bathie Kémane la artiste reggae man xam nga ñoom xam nañ ma bu baax au niveau de Rufisque. Kémane n'est plus à présenter à Rufisque. ci développement wu Tëngéej tamit xam nañ ma ci bu baax a baax parce que yàgg naa ci xeex xam nga mais léegi dañu am yeneen méthode yoo xam ne moom la ñuy xeex à travers internet beeg suñu compte Facebook beeg yooyu si la ñuy jaar. di lancer yenn message démb ku nekk gis na li nga xam ne moom moo fi xew. inondation yi xam nga de partout la xam nga Sénégal bi yëpp ñoo am inondation yi mais Tëngéej rawatina Tëngéej parce que Tëngéej
dafa doon ville boo xam ne nii daawul woon am ay inondation yii nii tey lan moo waral loolu tey loolu la ñu war a wax parce que sànq collègue bi nga xam ne mu ngi toog fii mu ngi koy expliquer. Ahmed Bey la tudd. waaw Ahmed Bey fan ndox miy jógee la ñu war a xam. ndox mi autoroute péage bi péage bi ci boppam ñoom ñoo génn seen sortie canalisation yi amul benn raccordement ak fi ndox mi doon jaar à l'époque parce que man Diorga laa dëkk Diorga fi ma dëkk noonu ndox mi mu ngi jógee après péage bi lay jógee bu jógee foofu noonu am na fu mu doon jaar yoon yi mu doon jaar gars yi dañoo dëkk ci kaw yoon yi. yaa ak papa yéen a bokk fi ngeen dëkk ci kaw yoon yi papa xanaa di nga dëggal li mu wax. waaw dañu dëkk ci kaw yoon yi ñoo tourné ndox mi ba nga xam ne léegi ndox mi gis nga tey boo demee guy àjjana am na benn canalisation bu ñu fa def boo xam dañ ko suul ci biir suuf. def ko fa dëgg la canal bi mu ngi wàññi pression wu ndox mi mais day dem ba day roufler. day jóg ci kaw. parce que ndox mi foofu du woon place am nit ñi ñoom ñoo dëkk ci kaw place bi léegi ndox moomu noonu tey moom mooy versé biir ville bi. démb ndox mi fin canal ndox mi dafa dem ba commencé yéeg. fin canal bi di dugg Kaakalam di dugg jàmm gan am na benn terrain. coono gi nit ñi di daj laa bëgg nga wax ni parce que waxtu wi xoj nañu. waaw coono bi ñuy daj mooy lan seen kër yi fi mu toll nii li koy feesal mooy canalisation bi nga xam ne dañ ko war a defaraat nañu waxante dëgg ñoom ñooy jël pocolin bi di ko dugal ci biir di nettoyer canal bi ay nit ñoo war a dugg ci biir nettoyer ko même pas jël ay machine dem di ko fa dugal muy toj pind canal bi ndox mi di jéggi di dugg ci biir quartier yi parce que jàmm gën Kaakalam yooyu waruñu jël ndoxu canal bi ba pare clinique rado bi tey ngay gis nii ndox mi ñëw fii nii tey ñoom ñoo jël canal bi dem tëj ko jël benn centre commercial def ci kaw ndox mi tey mooy versé fii mooy versé ba police. yaa ngi ci maire commune nord ñoo yàq dëkk bi nañu waxante dëgg bi. maire yi ñoo yàq dëkk bi parce que ñun. yow sa maire xam nga ko. ñun xam naa ko. nu mu tudd. Mané maire nord man nord laa ne. ah man ñooñu xaw ma leen. parce que xam nga li ma la ñoom du ñu traversé fi nit ñuy traversé ñun fi ñuy traversé maa ngi nii damay dugg ci ndox sama tin yaa ngi nii dara woowu ci. ndeysaan ci ndox laay xuus pour yegg pour dem sama gàlle mooy lan amatuñ fu ñu jaar parce que ñoom defaruñ dëkk bi defaruñ fi dara nañu waxante dëgg ndox moomu tey li ma la wax moom mooy versé biir police day fees del gars yi nañu waxante dëgg gars yi liggéeyuñu dara liggéeyuñ fi dara nañu ayca ñu tàggatoo waxtu wi xoj nañu waaw kon maa ngi jégalu nag ci retard bi ak affaire yooyu noonu xam nga liñ naan li duuf si nag bi xajul ci cin li mais dama ni daal war nañu gëstuwaat population bi te xam ni sonn nañ amuñu fu ñu waxee nag ñun nag ñi nga xam ne yàlla moo ñu may ñu mën a téye ay micro wala taxaw ci fenn di wax ñun ñu ngi leen di waxal mais nag franchement sonn nañ gars yi sonn nañ trop jërëjëf di ñaanal yàlla tamit ñi nga xam ni dañoo génn àdduna ci nawet bi parce que te ndox mi sabab ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla taxaw merci beaucoup Baye Fall ñoo ngi lay kontaanee may wax dernier message bi nga xamante ne moom la Zakaria Mbengue wax mu ne Rufisque a beaucoup de courage de ses fils aucun ne peut résoudre le problème de Rufisque mais nous pouvons être soudés et obligés à l'État du Sénégal à régler le problème. Il rejoint l'idée de Papa Traoré. Donc c'est dans l'union, en tout cas, que nous pouvons résoudre le problème de Rufisque. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous servir. En tout cas, Casse Rufisque, on s'engage tous pour le bien-être de tout un chacun. Donc la cité nous appartient. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Tous unis, nous pouvons résoudre en tout cas les problèmes, pour ne pas dire les maux de Rufisque. Un grand merci à Zakaria Mbengue, un grand merci à Papa Traoré, à Aaron Nassar, à Ahmed Bey, à tous ceux qui ont répondu à l'invitation de Samy TV. Et aussi, merci beaucoup à l'ensemble de nos internautes. Ñu fàtte di jaajëfal gars yi nga xamante ne ñoo ngi ciy jàpp guddi ak bëccëg di leen wax ne suñu frère bi nga xamante ne moom moo génn àdduna démb nekk Croix-Rouge muy daam en sauvant une vie. Donc je pense que sa formation a été, c'est un soldat qui a donné sa vie en tout cas à la population et en sauvant, en perdant sa vie. Donc frère, reste et nous nous inclinons devant sa tombe. Et en tout cas l'ensemble de Rufisquois pour voir que nous implorons et nous partageons ces douleurs avec la famille implorée. Yàlla mi nga xamante ne moom àjjanaam moom tawfiixam moom léppam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yéexee ñu ci barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.